ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jànkatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn mbir boo xamante ni dafa concerné image suñu réew te ki ko sabab di suñu président muy Macky Sall. ci semaine bi ñu nekk moom président Macky Sall benn ci ay secte yi gën a doy waar yi gën a dangereuse ci àdduna bi ñu koy woowee secte Moon daal di ñëw ci kanam ci secte boobee kan moo ko créé lan mooy seen ambition pour xeex christianisme ak diine bi di l'islam ak naka la ñu fas yéene créé li ñuy dippee troisième guerre mondiale. secte boobee nag am local biir Sénégal am fi sax ay représentant daan ci ñëw ak kenn kiñ ci gën a ràññee ñoom nag ñoo jox benn prix bu ñuy woowee prix sunu xaaj 2020 ak somme bu takku lool jébbal ko ki nga xamante ni mooy Macky Sall. Honorable Dr Hadja Han Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Dr Thomas Walsh, président mondial de la FPU. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers invités, c'est dans le même esprit que j'accepte avec humilité le Sanak Peace Prize que vous m'avez décerné. Je l'accepte avec humilité. ñoo ko déggandoo moom Macky Sall bi nga xamante ni jotul woon déplacé wu ci événement boobile mais amoon na fay représentant ndax kii di Amadou Ba moo ko fa teewaloon ak Aïssata Tall Sall ak kii di Abdou Mbow. ci fàttali secte boobu noonu dañu intéressé wu trop ci Sénégal parce que ñaari at ci ginnaaw maanaam entre le 18 et le 19 janvier 2018 secte boobee organisé woon nañ fi benn sommet mondial ca Diamniadio pour benn soi-disant jàmm ci àdduna bi mais loolu newul loo xamante ni ñoom gëm nañ ko maanaam ñoom jàmmi àdduna bi taxu leen jóg ab mbir bu ñuy mbubboo la parce que benn ci seen objectif mooy créer li ñuy dippee troisième guerre mondiale. moom ngeen di gis ci image bi nga xamante ni benn ci ay document la yoo xamante ni gis nañ ko ba ñu tàmbalee def ay investigation ci secte boobee document bi di expliquer ñoom seen politique bi ñu namm amal ci àdduna wërngal këpp. ci seen point 9 muy poñu juróom-ñeent bi ci anam gi ñu doxee ñoom dañu jàpp ni troisième guerre mondiale dafa nekk loo xamante ni lu mënta ñàkk la ñu dem sax ba ni guerre boobu noonu dañ ko war a def ak ay ngànnaay waaye itam ak ay xalaat donc gis ngeen ni ñoom secte bi jàmm ñoru leen lu ñuy mbubboo la pour lawal seen programme ci àdduna bi parce que ñoom gis nañ ni troisième guerre mondiale boobu noonu moo leen mën a may ñu boole àdduna bi waaye itam créer lu ñuy woowee l'avènement de la souveraineté divine yéen a ngi dégg bu baax avènement de la souveraineté divine ñoom lan la ñuy woowee souveraineté divine du lenn lu dul doole li nga xamante ni mooy seytaan parce que ki créé secte boobu noonu ñu koy woowee Sun Myung Moon moom bi mu doon créé secte bi dafa saaga ki nga xamante ni mooy yonent yàlla Isa muy Jésus tuumaal ko ne dafa échoué ci yónni bi nga xamante ni nee nañ yàlla moo ko yónni waaye itam tuumaal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiiñ ko ni naxaatekat la te musul doon koo xamante ni suñu borom moo ko yónni. turam mu ngi tudd l'association du Saint-Esprit pour la réunification de l'Église. c'est-à-dire que ki ko sos muy le révérend Sun Myung Moon moom ñu koy wooyee Phase Moon gaañ na sax ci 2012 bii ñu weesu le décédé à 92 ans donc moom dafa ne moom mooy kii wuutu yonent yàlla Isa c'est-à-dire que moom ba muy am 16 ans ci benn montagne fa ci Corée nee na le Saint-Esprit moo ñëw wax ak moom jox ko mission ne ko yow yaa war a defar li nga xam ne yonent yàlla Isa sax jotu koo mën a defar ndax Isa devait faire un paradis sur terre dafa doon def suuf mu nekk paradis moo tax mu doon wax sax ku la mbaj par la si joue droite jox ko la gauche pardonne et tu seras pardonné donne et tu recevras li moo nekkoon enseignement yonent yàlla Isa ci biir évangile donc moom mu ne nag yonent yàlla Isa dafa échoué ndax yonent yàlla Isa ñëw na andi diineem nekk premier diine ci àdduna bi ndax effectivement jamono yooyu diine christianisme moo nekkoon la première religion au monde donc waaye taxul ñi nekk ci biir diineem si yoom sax ñoo taal guerre mondiale ñoo taal deux guerres mondiales ci biir Europe te ñoo yëpp c'est une nation chrétienne
France ak ñoom Angleterre ak dëkk yooyu yëpp donc mu gis kon kooku Jésus dafa échec te yàlla moo ko njëkk échec ndax yàlla dafa créé Adama ñu wax la pureté originelle Adama yàq pureté boobu yàlla jotul mën a def un paradis terrestre. moom mun te téereem bu siiw bu tuddee le testament accompli parce que dafa ne reconnaître na ancien testament reconnaître tamit nouveau testament ak bosam moom muy testament accompli donc moom jàngaleem mooy que kon loolu le père échoué muy yàlla le fils échoué ko muy Insa moom moo war a ñëw réussir ko pour defar àdduna mu nekk un Éden terrestre par la paix. donc mun boobu nag ni dafa am mission dajale njabootu yonent yàlla Insa moo woote woon fii si Diamniadio man gisuma kon njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu mu foon uti c'était pas sa place wax dëgg yàlla benn sëñ war foo nekk yamul foofu mun bind ne moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam imposteur la yàlla yónniwu ko alquran crédible du dëgg kooku dafa taxaw plagier si ancien testament bi ak ñuy wax le Pentateuque soo ko déggee mooy 5 chapitres yu gën a mag yoo xam ne dans la Torah mu la ñu jàngale muy la Genèse Exode Deutéronome Nombre ak Apocalypse donc soo xoolee 5 chapitres yooyu mu ne yooyu yëpp moom daf ko jël tënk ko gis si nag yonent yàlla Insa dafa dem plagier dem xool foofu ay information bind ko ne moom yàllaa ko jox révélation te fekk yàlla yónni ko mu ne ville sainte yi nga xam ne ville yooyu kese mooy rëcc ci mbugalu yàlla parce que moom dafa prévoir ni dina am 3e guerre mondiale bu war a ñëw raxas àdduna te moom mooy le premier couple parfait maanaam le couple pur moom ak Mazamoun jabaram ak ñi muy maye ci sëy ñooñu ñooy les couples purs nee na ñetti dëkk yi kese ñooy mucc muy Israël di Corée bi mu dëkk moom ak États-Unis léegi nag secte boobu noonu moo jox prix ki nga xam ni mooy Macky Sall sargal ko tegal ko ci lu toll ci 300 millions de francs CFA lan moo tax nag ñu jox ko prix boobee ñun xam nañ li ko waral parce que ñi ngi amal seen activité ci biir réew mi muy Sénégal sans problème alors que ci dëkk yu bari dañ leen fa dàq daañ ci ñëw ci kanam jox leen exemple fii ci Sénégal organisé woon nañ fi lu ñuy woowee benn sommet mondial ci nguuru Macky Sall te itam ci biir réew mi dañ fiy recruter ay doomi aadama yoo xamante ne nii ñoo leen di doxal seeni mission maanaam am nañ fi ay représentants mën nañ ci citer benn waay bu ñu woowee Déthié Diouf ci secte boobu noonu la nekk te am na ci ay représentants yeneen yu bokkut ak moom. beneen particularité secte boobu noonu mooy dañuy tàqaleeg ñu bari ak seeni njaboot nan la ñuy def nag pour séparer nit ñi ak seen famille ñoom buñ la recruter dañ lay gëmloo que ni seen fondateur muy Sun Myung Moon ak jabaram jii di Ak Jahan ñoom ñooy say waajur léegi avant loolu itam. dañ lay defal lu ñuy woowee lavage de cerveau maanaam wëlbati sa xel bi ba yow lu ñu la wax nga def bu ko defee yow da ngay quitter sa njaboot bari nañu dal biir Sénégal ñoo xamante ni dañu jàpp ni dañ leen liggéey wala dañoo réer alors que ñu ngi topp secte boobu noonu muy secte Moon bi nga xamante ni mi ngi Sénégal depuis ay at di fi amal li nga xamante ni mooy ay activités am. léegi nag ñoom gannaaw ba ñu tàqalee doomi aadama yi nga xamante ni recruter nañ leen ak seeni njaboot tàmmu nañ tam di organiser benn événement bu ñuy woowee cérémonie de mariage international boo xamante ni ñi ngi koy organiser chaque ñaari at jàpp ñetti at maanaam dañuy jàpp benn jour takk ay junni sëy ci benn bés. en 1992 takk nañ lu toll ci 30 000 sëy maanaam fanweeri junni couple boole nañ leen takk leen ci benn bés. en 1995 takk nañ lu toll ci 360 000 sëy. en 1997 takk nañ lu toll ci 3,5 millions mariage te d'après recherche yi nga xamante ni jot nañ ko def lu ëpp ñaar fukki at takk nañ ay millions yi doomi aadama yoo xamante ni ci seen secte bi lañ bokk ñu boole leen ñu sëy. léegi nag ñoom lan lañ jublu ci mariage collectif yooyu noonu liñ ci jublu lenn kese la mooy gën a am ay membres yu baree bari ci àdduna bi. loolee moo leen di mën a permettre ñu conquérir réew yu bari gën a yaatal li nga xamante ni mooy seen membre gën a dooleel seen communauté donc benn secte la bu am doole. léegi nag ñoom lan moo tax ñuy attirer nit ñi facilement mbir yi ni muy yombee lan moo ko waral parce que ñoom dañu am alal yu bari seen alal estimé nañ ko ci ay milliards de dollars américains en plus am nañ ay hôtel am nañ ay usines am nañ ay mines am nañ ay maisons d'édition am nañ tamit ay bërëb yoo xamante ni doomi aadama yi mun nañ fa dem di féexal seen xol li wane ni rek ñoom am nañ moyen am nañ alal yu bari bi ñu joxee prix bi ki nga xamante ni mooy Macky Sall dañ ko ci tegal lu toll ci 300 millions de francs CFA. léegi nag dëkk yu ci mel ni Sénégal bi nga xamante ni néew doole bi daf fi bari chômage bi daf fi bari jeunes yi ñu ci bari dañuy jàng du ñu am xëy
day yomb ci ñoom ñu recruter fi ay junniy doomi aadama moo tax Sénégal particulièrement Afrique dafa nekk zone yoo xamante ne nii dafa am solo trop ci ñoom parce que recrutement bi fii lay gën a yombee. te malheureusement seen taxawaay ci biir réew mi suñu autorités yi ñoo leen ko yombal parce que amuñu fulla amuñu caractère amuñu fayda ba lépp loo xamante ni mi ngi dugg ci biir réew mi ñu mën ko caytu xool ban njeexital lay am ci askan wi lu bon lu jógee ci àll ba rek ñu jël ko accueillir ko suñu biir réew. te li gën a graaw ci secte yu ci mel ni secte Moon mooy ñoom ñoo gën a dangereuse loge maçonnique yi lan moo tax parce que ñoom dañ lay gëmloo que ni yonent yàlla Insa muy Jésus dafa échoué mission am alors que loolu amul mais tamit dañ lay xamal que ni Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ab nit la boo xamante ni da doon naxaate du yonent yàlla bu ko defee yow da ngay dudd li nga xamante ni mooy sa religion moo xam ngay chrétien wala musulman waaye itam da ngay quitter sa famille parce que ñoom dañ lay defal lu ñu wooyee lavage de cerveau maanaam dañuy détourner sa xel bi wutal la yaay ju bees muy ak jaxaan ak baay bu bees muy Sun Myung Moon bi nga xamante ni moo fondé secte bi. secte bi nag tas na famille yu bari pas seulement Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp moo tax dëkk yu ci bari dañu interdire secte boobu noonu samp seeni base seen biir réew. mën na jël exemple réew bi di Belgique ñoom en 2006 dañu xam que ni secte bii mi ngi def lu doy waar seen biir réew di dëddale doomi aadama yi ak seen njaboot di xeex diine ya fa nekk di def ay mbir yu yéeme seen biir réew mais bi ñu demee ba xam loolu ñoom Belgique dañ leen fa dàq rapidement yemuñ ci dañu interdiroon jamono jooju muy en 2006 ki créé secte boobu noonu muy Sun Myung Moon dañ ko interdiroon mu dëgg tànkam ci biir réew bi di Belgique bañal ko li nga xamante ni mooy visa lan moo tax parce que ñoom nee nañ waa ji dafa dangereux pour famille yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew ma waaye itam manipulateur la maanaam day manipuler xelu doomi aadama yi nga xamante ni ñoo fa nekk. ñun nag Sénégal dëkk bi nga xamante ni dëkku ngëm la parce que ñun ñëpp ay chrétiens lañ ak ay musulmans lan la ñu def jox autorisation secte bii muy secte Moon di exercer activité am ci biir réew mi muy recruter ay sénégalais di détourner seen xel yi di leen tàkkaleeg seen njaboot di xarab yonent yàlla yi nga xamante ni ñun ñoom la ñu gëm ñu bàyyi leen ñuy def lu leen neex ci biir réew mi. ñu la déetawaay ki nga xamante ni mooy suñu jiitum réew muy Macky Sall moom mi nga xamante ni lépp lu mu def àdduna bi gépp dañuy jàpp ni ñun sénégalais yi dañ ci ànd moom jiital réew mi jot prix boo xamante ni dafa jugee ci ñi nga xamante ni baaxuñ ci réew baaxuñ ci askan baaxuñ ci àdduna bi. li nag li ñu signifié mooy ñun Sénégal ñu ngi inscrire ci benn programme boo xamante ni nii ëllëg li mu mën a jur mooy dootuñu gisati benn doomi aadama bu gëm ci biir réew mi. parce que ñun tey suñu génération mën nañu comprendre yenn yi ba mën ko moytu mais amul kenn ko am yàqin ni say doom dinañ ci mucc wala say sët kenn mënu koo garanti moo tax dañuy alerter sénégalais yi waaye itam alerter ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi que suñu njiital réew mi ngi comploter ak ay sectes yoo xamante ni seen mission ci kaw suuf mooy xeex bépp diine boo xamante ni mi ngi ci biir réew mi bu ñu moywul fekk ay at jullit wala chrétien dootul am ci biir réew mi parce que bàyyi nañ yenn sectes yi ñuy lal seeni programme ñu ngi recruter suñuy doom yi nga xamante ni dañ leen nax wala woyuñ bu baax wala dañoo bëgg xaalis bu yomb te loolee day gën a law ndax bépp sénégalais bu ci dugg yow itam da ngay jéem a recruter ñeneen ñoo xamante ni xam nga leen ñu bàyyi ci xel bu baax. donc vidéo bi tay loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.